الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam, ñi ngi am mbégte ak kontaante ci fas yéene àndaat ak yéen ci suñu dars ci ifaadatul ahmadiya. ñu ngi war a tàmbalee nag ci maqaala numéro 37 Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu di ci wax ni awlaadi laa taliqu bihim illa alsahraau yufallixuuna biha wa yaciisuun walbintu laa taliqu biha illa alxaadiratu. Mawlana Cheikh Tijaan radiyallahu anhu ne samay doom dara yellu ci ñoom lu duut ñu dëkkee désert bi, maanaam ñu dëkkee désert bi mooy li yell ci ñoom. mu ne ñu doon ay baykat di bay foofu, maanaam dëkkee àll ba di fa bay waaye di fa dund. ñooñu nag ñu góor ñi la ci jublu. mu ne wal bintu doom bu jigéen bi nag laa taliqu biha illa alxaadira, moom vili rek moo yelloog moom. kon gis nga ni Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu séddale dëkkuwaay ci doomam yu góor yi ak doomam yu jigéen. ñële dañoo war a ñeme coono, war a liggéey ngir dund. kii nag li yell ci moom mooy mu dëkkee ville bi. li sabab wax ji mooy anna baada al ahbaabi arada alayhi bintahu li waladihi sayidi muhammadin alhabib fa taallala bi zalik wa ma tammat sanatu xatta kaanu xaatinina biha. mu ne dafa am kenn ci mbokk yi koo xam ne arada gaaral na alayhi fa moom bintahu doomam bu jigéen. maanaam dafa am kenn ci taalibe yi Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu ñëw gaaral Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu benn doomam bu jigéen ngir doomam bii di Seydi Mouhamadul Habib. Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu gàntal loolu ne leen samay doom yu góor ñoom dara yellut ci ñoom lu dul ñu dëkkee saxraa bi di bay di dund, waaye samay doom yu jigéen moom mën nañoo dëkkee xaadira ba wala bint boobu nga xam ne doom bu jigéen boobu nga xam ne moom lañ ko doon gaaral moom dara yellut ci moom lu dul bind. at woowu nag jàlluñ ko lu dul ni doomu Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ñëpp dellu nañ dëkkee Sahara. kon loolu dafay tegtale dëggub wax ji Mawlana radiyallahu anhu. qaala al-allaamatu Sukayrij ala haamishi haadihi al-maqaala min an-nusxati al-maxtuutati min haadha al-kitaab al-mubaarak. al-allaama Cheikh Ahmad Sukayrij radiyallahu anhu bind na ci haamishu maqaala bi ci nusxa bi nga xam ne maxtuut la, mooy dañ bindee loxo ci téere bi, wax ni ixbaaruhu radiyallahu anhu bi anna anjaalahu alkiram takunu suknaahum bi sahra wa kaanu yawma idin bilxaadirati huwa ixbaarun bi xaybi. mu ne xibaar bi nga xam ne Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu joxe na ko wane ni njabootam gi saxraa gi la ñuy dëkkee te jamono jooju mu koy wax ñuy dëkkee woon ville bi. mu ne loolu day tegtale ni Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yàlla mayoon na ko mu xam xëybu.
قال العلامة سكيرج في كتابه كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب. مولانا الشيخ تجان شيخ أحمد سكيرج رضي الله عنه وحنا في كشف الحجاب وقد حدثني سيدي ومولاي العارف بربه أحمد العبد اللاوي نفعني الله به أن صاحب الترجمة تلاقى مع الخليفة الأكبر سيد الحاج علي التماسيني بأبي سمعون، وتكلم معه في شأن أولاد سيدنا رضي الله عنهم، حتى قال له إن أولاد سيدنا رضي الله عنه لا يأتي بهم أحد من فاس ولا يحبون الخروج منها إلا الصحراء فيما أظن إلا بسر. فقال له سيد الحاج علي رضي الله عنه إني سآتي بهم بالسر وستنظر ذلك. mu ne ki ko nettali mooy suñu sang boobu nga xam ne moo méngoog suñuy mbir di ku xam yàlla di Cheikh Ahmad Abdullahi yàlla nañu yàlla jëriñ ci barkeem ne borom tarjama bi radiyallahu anhu dafa dajeeg xalifa bii di Seydi Ali Tamasini radiyallahu anhu ci Abi Sam'un. bañ ko dajee nag mu waxtaan ak moom ci mbiru njabootu Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ba mu ne ko doomu Seydina Cheikh radiyallahu anhu laa yati bihim ahadun min faas, bu leen kenn indi faas. laa yati du dikkee bihim ci ñoom ahadun kenn min faas tukkee faas. wala yuhibbuna alxuruja minha, te bëgguñoo génn faas. ila sahra yi jëm ci sahra ba. fii ma azunnu ci li ma njort illa bi sirrin lu dul ci mbóot. ci la ko Seydi Ali Tamasini radiyallahu anhu tont ne ko inni man sa aati bihim dinaa leen dikkal bi sirri ci mbóot wa sa tanduru zalik, te yow di nga gis lool. summa qadima Seydina alxaaji Ali li Faas. ci la alxaaji Ali Tamasini radiyallahu anhu ñëw Faas. boobu jamono njabootu Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ñi ngi Faas, moom ma nga woon ca Abu Sam'un. fa wajada awlaada sayidina radiyallahu anhu fi dajarin wa qalaqin mimma xasala lahum, mu fekk doomu Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nekk ci ay xat-xat ak ci métit ci li leen dal. fa axadahu mu jël leen wartaxala bihim, mu gàddaay ànd ak ñoom, mu laxas ànd ak ñoom. wa daan waqaa baynahu wa bayna ashaabi sayidina radiyallahu anhum alqaatilina bi Faas kalaamun fi adami tarkihim awlaada sayidina radiyallahu anhu li safari maa. ginnaaw ba nga xamee ni tàbbal na ci digganteem ak digganteeg taalibe Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon dëkk ca Faas, tàbbal na ci ñoom kaddu yoo xam ne li muy wund mooy ñu bañ a bàyyi njabootu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu adami tarkihim, bañ leen a ñu bañ a bàyyi ñoom awlaada sayidina radiyallahu anhu njaboot ak Mawlana Cheikhna radiyallahu anhu fi safari maahu, ngir tukki ànd ak moom. xatta adda alxaalu bihim ila rafi amrihim ila amiril waqt, ba mbir moomu yóbbee leen bañ dem ci amir ba ngir mu àtte leen, muy Mawlaaya Suleymaan qaddasa allahu ruuxahu fil jinaan. kon gis nga coow daf ci amoon ba Seydi Ali Tamasini radiyallahu anhu ñëw jël si leen ngir yóbbu leen ñu dëkkee Safaa ba. gaañi dañoo taxawoon lànk ne duñu bàyyi njabootu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ñu tukki ànd ak Seydi Ali Tamasini radiyallahu anhu bañ dem ci buur muy Mawlaaya Suleymaan ngir mu àtte. kon nag ngir mu àtte. fa qaala fuqaraau Faas, yenn ci fuqara yi nga xam ne ñoo nekkoon Faas ne inna awlaada cheikh radiyallahu anhu izdaadu bi Faas wa hiya maqarruhum fala yaxrujuuna minha. ñu ne ñii di njabootu Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Faas lañ dëkk, Faas lañ leen xame, mooy seen saxuwaay, kon duñ fi génn. wa qaala sayiduna alxaaju aliyun quddisa sirra, Seydina alxaaji Ali Tamasini radiyallahu anhu mi nga xam ne moom la Seydina Cheikh radiyallahu anhu dénkoon njaboot gi, yal na yàlla ñoŋeel mbootam,
wax leen ni inna aslahum min ayni maadi seen cosaan ayni maadi la wa madadahum laysa fi hadihi al balad seen tëbb nekkul ci dëkk bi bal huwa fi sahra ci sahra bi la nekk isharatan li qawli sayidina cheikh radiallahu anhu di leen junj waxu sayidina cheikh radiallahu anhu bi mu waxoon awlaadi samay njaboot laa taliqu bihim illa sahra fenn yellut ci ñoom ku dul sahra ba yufallixuuna fiha ñu di fa bay wa yaayishuun ñu di fa dund fa xakama alxaakim li sayid alxaaji ali radiallahu anhu bi safari bihim mawlaaya suleyman daa di atte jël dëgg jox ko mawlana sayid alxaaji ali tamasini radiallahu anhu jox ko ndigal mu tukki ànd ak njabootu cheikh Tidiane bi chart ala chart ci sart ridai awlaadi cheikh sart bi mu tegaloon alxaaji ali Harazim nag mooy na njabootu cheikh Tidiane radiallahu anhu nangu loolu ba pare summa waqaa sulhu déggoo bi ñu daal di koy signé bayna sayidna alxaaji ali Tamasini radiallahu anhu wa bayna alfuqara diggante sayid ali Tamasini radiallahu anhu ak taalibe yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ca Faas loolu di lu am solo قال العلامة سكيج في الجزء الأول في كتابه رفع النقاب أحمد سكيج رضي الله عنه وهنتي رفع النقاب حدثني المقدم البركة سيد الطيب ابن أحمد ابن سيد الطيب السفياني مقدم بو أمبر أنك بركة بيد سيد الطيب دي دوم في أحمد ابن سيد الطيب السفياني المذكور بنا قرن ممن يتدو أن سيدنا رضي الله عنه أن مولانا الشيخ رضي الله عنه كان مرة يتفاوض مع أصحابه في شأن تزوج ولديه رضي الله عنه فعرضوا عليه بناتهم فدعا سيدنا رضي الله عنه لجميعهم بخير وقال لهم إني لست بقاطع رحم لأنه حين يسافر أولادي إلى بلادهم تسافر الزوجات معهم فيحصل بذلك قطع صلة الرحم بينهن وبين والديهن من دفع بس مولانا الشيخ تيجان رضي الله عنه دون وقتانك أي طالبين كي ميرم soxna pour ay doomam ñu gaaral ko seeni doom yu jigéen Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ñaanal leen jàmm ñoom ñëpp ba pare ne leen man duma kuy dagg mbokk ndax bu ngeen mayee seen doom yii sama doom ñoom maanaam yu saafiru awlaad yi samay doom dañuy tukki ànd ak ñoom ci seeni dëkk bu ko defee nag daggu mbokk dina am seen diggante ñoom ak seeni wajur fa ajaabuhu ñu tontu ko innahu in ittasalat rahimuhum bi rahimihi fala inqitaa xaasilun lahum wa lahu alfadlu fi ltafadduli fi qabuli banatihim li awlaadi fa qala lahum sayidna radiallahu anhu qultu lakum ana lastu bi qaatii rahimi ba nga xamee ni wax na leen ni man duma dagg mbokk gaa ñi insisté ne ko bu fekkee suñuy ñun jokk nañ ci yow rek maanaam suñuy doom sëy nañ ak sa doom foofu dagg mbokk dootu ko am mukk te itamit ngëneel dinañ ko am bu jugee ci yow ci nangu gi nga xam ne nangul nga suñuy doom yu jigéen ñu sëy ak sa doom yu góor maanaam Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ne leen waxoon naa leen ni leen man du ma dagg mbokk summa kallafa sayyiduna quddisa sirru المقدم سيد الطيب المذكور بالعقد لولديه على البنتين المذكورتين ginnaaw gi nag ci la Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu jox ndigal kii di Sayyid Tayyib as-Sufyani radiyallahu anhu ngir mu takkal ñaari doomam yu góor yi ñaari jigéen ñooñu nga xam ne jaaraloon nañ ko doomu Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu فقضى جميع ما يلزم في تجهيزهما مولانا الشيخ Tidiane radiyallahu anhu joxe lépp loo xam ne yelloon na rek ci waajal sëy boobu wa ma yaxtaaju ilayhi ad-difaaf ak seet googu la mu aajoo woon fii aqrabi waxtin ci waxtu bu gën a jege wa fi zalika al yawm ci bis boobu
alladi bi nga xam ne huwa yawmul aqdi mooy bisab takk bi waqan duxul min gayri kulfatin wala mashaqa ci la jaxasoo amee ci lu dul benn coono wala benn maanaam complication wa ashara fi l-ifadati al-ahmadiyya ila i'tizari sayyidina radiyallahu anhu an adami qabuli tazawuji awladihi bi gayri al-bintayni mazkuratayn junj nañ ci ifadatul ahmadiyya radiyallahu anhu mooy maqaala bii ñu jàng ci ne Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dafa gàntal ñaar ñooñu bañ a jël ay doom yu góor may ko seen doom yu jigéen yooyu ba pare ne leen awlaadi samay doom laa taliqu bihim illa sahraa ñoom sahraa bi rek moo yelloog ñoom ñu di fa bàyyi di fa dund te jigéen ji ngeen ñi may dara yellu ci moom lu dul mu dëkkee ci taar ñu jàll ci maqaala numéro 38 Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dafa ne ama faataka min xayr ndax yiw wu bëri faatut la qaalahu li rajulin xadara zikra aljumuati wa lam yadxulil xalqa te lii bëri na léegi ci jamono da ngay ñëw ba ci jumaa ji ngir xadara jumaa dem toog fële ba nga dégg ñuy daaneel nga ñëw toog ci mbooloo mi boo ko defee yu bëri faat na la moo tax Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ba ko waaj defee mu ne ko li nga def nii xanaa jëleewoo ci faatug yiw bu bari moo tax daf ko waxoon benn waay boo xam ne dafa teewoon ci xadara te dugg ci xalqa bi maanaam ci géew bi ar rajul al mubham waa jooju nag waa ji ne qaalahu li rajulin waa jooju nga xam ne kenn xamu ko al madkuru huna kii tudd fii huwa turam mooy Sayyid Abdullah al Qahwaji al maaruf inda ahli Marrakech kuñ xamoon la ci waa Marrakech di Baba Abbu noonu lañ ko doon woowe Baba Abbu qaala anhu al-allaama al-Hajjuuji fi al-juz' ath-thaani fi kitaabihi ithaaf al-maraatib al-irfaaniyya bi dhikri taraajimi ba'di rijaali tariiqati Tijaaniyya dafa am benn borom xam-xam bu mag muy al-allaama al-Hajjuuji wax na ci téeréem bi mu tuddee ithaaf al-maraatib al-irfaaniyya ci ñaareelu xaaj bi ba muy tarjamal góori tariqa bi mi ngi tudd kii mu ne wa huwa alladi qaala lahu sayyiduna radiyallahu anhu ama faataka min xayrin fi saati al-jumaa mu ne moom la Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu waxoon ni ko ndax yiw bëri faatut la ci waxtu xasratul jumaa wa kaana jaalisan bayna yaday fekk ni mi ngi toog ci kanamam wal ixwaan yazkuruna allah mbokki taalibe yi di tudd yàlla fa qaala lahu ya sayyidi mu ne ko yow sama sang inna naxtanimu aljuluusa bayna yaday ne ñun kat dañuy profité ci toog ci sa kanam fa qaala lahu radiyallahu anhu Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ne ko al afdalu julusuka bayna yadayillah min al afdali boobu li gën bokk na ci li gën mooy nga toog ci kanam yàlla wa bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa hada mimma yastadallu bihi ala fadilati zikri juma lii bokk na ci liy wane ngëneelu sikarub ajjuma kon yow mii dem ci sikarub ajjuma ziyaare ji sa sëriñ bum la teree toog ci géew yi da nga koy gis sax ku bàyyi géew ab wasifa bi ngir ziyaare ji ab sëriñ wala ziyaare ji xabru loolu du yoon ku bàyyi géew xadratul juma ngir ziyaare ji xabru du yoon wa qaala al allaama Sukayri radiyallahu anhu wax na ci kawkabul wahaaj ne kaana sayyidina radiyallahu anhu kathiran ma yuxarridu ashaabahu ala duxuli fi xalqati zikr Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bëri woon na li ñuy xirtal ay taalibeem pour ñuy dugg ci géewu sikar yi ci àjjuma wa yuragibu fiihi mu daan ci maanaam mu daan leen ko xemmemloo lima fiihi min mahabbatillah ndax liñ ciy jëlee ci bëgg yàlla li faa'ilihi ñeel koy def wa yaqulu dikru safi afdalu min al infiraadi nga dem di sikar ci biir mbooloo mi moo gën nga beru li qawlihi taala ndax waxu borom bi subhanahu wa taala bi mu wax inna allaha yuhibbu alladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka annahum bunyanun marsus yàlla dina fay ñi nga xam ne dañuy xare ci yoonu yàlla def benn sàppe mel ni tabax bu ñu tabax rangele brique yi tabax ko ba mu dëgër loolu li muy tegtale mooy buñ toogee ci géewub wasifa yi
nañ fexe ba sàppe yi maanaam ba daayira bi ñuy def wala mustatil bi ñuy def wala sàppe yi ñuy def mu nekk sàppe yu jub kocc ñun ñëpp ñu àndandoo wa qala radiyallahu anhu marratan li rajulin xadarahu wa lam yadxul il xalqa ama fataka min xayr mu ne Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wax naat bi ci waa ji muy Abdullahi al Qahuji ba mu ñëwee duggut ci géew ba mu ne ko yiw bëri faat na la kon gis nga ni loolu lu am solo la pour ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax ñu dem ci maqaala numéro 39 ba tey ñu ci xarful alif Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu ne amruha qaimun billah ne kii mbiram mi ngi aju ci yàlla wada kaana yaquluhu radiallahu anhu fi sha'ni zawiya maanaam daf ko doon wax ci mbiru zawiya bi buñ ko laajee ci mbiram zawiya mu ne mbiram zawiya bi kat ci loxo yàlla la ne yàlla koy taxawal xiina yatawaqqafu asxaabuhu fi lmasrufi fi binaayi dafa am jamono ñi ko daan financé maanaam taalibe yi daan indi seen ñax ngir liggéey zawiya bi dañoo téye seen loxo fa yassara allahu amraha yàlla yombalal mbir mi yombal mbir mi keroog ba mu ne amruha qaimun billah mbiram zawiya bii ay mbiram yàlla koy taxawal qala al allama sukayri على حامس هذه المقالة في النسخة المخطوطة من هذا الكتاب المبارك السكيري رضي الله عنه وهنتي هامس مقالة في نسخة بميو الأنسب حمل هذا على العموم لجن موي وحجي يجلكو زنراليزيكو لأن جميع الزوايا المنصوبة لهذا الجناب الفخيم في جميع الأقطار هي كذلك من ndax bépp zawiya boo xam ne dañ koy askanale Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ak fu mu mën a nekk ci àdduna noonu la ay mbiram di doxee yàlla rek koy taxawal ku ci bëgg a dugal lu ci bokkut yàlla dindi ko ci ba mu set wet mu ne hiya kadalik noonu la mbir mi di demee kama huwa mushahadun inda al umum comme niñ ko gisee ñun ñëpp bal wal xusus ni ko ñenn ñuñ jagle yi gisee qala al allama Sukayri في كتابه كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التيجاني من الأصحاب أحمد سكيري رضي الله عنه وحنتي كشف الحجاب نه ولما أراد سيدنا رضي الله عنه بناءها من مولانا الشيخ رضي الله عنه بمبقي صبح زاوية تعصب أهل فاس وفاس دانيو كما تدي دف تعصب معنى دي فيرال وصارت كلمة مبغضيه واحدة على عدم بنائها نيكو كونتول ñep nak taxaw ne li du fi taxawé وبلغ الامر بجناب العالي mbir mi nak borom walu kare yi muy amirul mu'minin mawlana Sulayman qaddasallahu ruuhahu fil jinan dégg mbir mi fa ajbara alayhim bil bina mu forcé leen ñu tabax ko lima shahadahu min karamat sayyidina radiyallahu anhu ndax lim gis ci karamay mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wa arsala ila sayyidina radiyallahu anhu surfata mali mu yónnee mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ak lépp ci xaalis i'anatan ala binaiha ngir dimbali ko mu tabax jàkkan ji wa nafada lahu kulla ma yaxtaaju ilay mu defal ko lépp loo xam ne bëgg na ko fa radda sayyidina radiyallahu dalika kulluhu alayhi mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu delloo ko alal jooju yëpp wa qaala mu ne lastu axtaaju ila shay'in mimma amarta bihi lana li nga digal gaay yi ñu defal ma ko ñun soxlawuñ ko wa zawiyatu amruha qa'imun bi amrillah ne ko zawiya bi nag ay mbiram yàllaa koy taxawal kon dina taxaw par la force kon gis nga Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu lu tax mu amoon liberté këram nga ca xaar moo ko jënd zawiya bi ba mu koy tabax alalam moo ci dem ak ndimbalal yàlla buggutoon sax mbiram buur dugg ci xaalal da buur boobu ab taalibeem قال العلامة سكيرج في كتابه كشف الحجاب شيخ أحمد سكيرج وحنا كشف الحجاب نه واتفق لصاحب الترجمة قدس سره مع سيدنا رضي الله عنه برم ترجمة بينك دبونك سيدنا الشيخ رضي الله عنه لما أذن له في بناء الزاوية بم كجخين ديغل سي تبخ زاوية المباركة بتد بوبو بفاس أن بعث له صرتين في كل واحد 1000 ريال mu yónnee ko ñaari teg wala noo ko mën a tuddee rek benn bu ci nekk wala ñaari mbuus yoo xam ne benn bu ci nekk junni riyaal moo ci nekk wa qaala lahu ista'in bihima ala binaiha mu ne ko dimbandikul ci xaalis bi ci tabax zaawiya bi fa raddahuma sayyiduna
Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu delloo ko wa qaala lahu amruha taimun billah ne ko jiram zaawiya bi ci loxol yàlla la ne fa alaha alayhi fi qabuliha famtana mu daal di koy bëgg a forcé ci mu nangu ko famtana sayiduna min sarfiha fi shu'uniha Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bañ loolu bañ a jël xaalis boobu jëfandikoo ko bal amara bi sadaqati bihima dafa digle ñu saraxe ñaari surra yooyu على الفقراء الفقير والضعفاء نيو دولة ولعل صاحب الترجمة قدس سره أمانا برم ترجمة بي مولاي سليمان يالنا نيو المبوتم أراد بذلك اختبار سيدنا رضي الله عنه أمانا دفع بوغون نتوس مولانا الشيخ رضي الله عنه ndax dañuy wax ni buur yi dañuy soxla borom xam-xam yi te dañ leen di ger hal huwa min ahli dunya ndax daf ko doon natt ndax moom ci ñooñ àdduna yi la bokk am min ahli al-axira wala ci ñooñ axira yi la bokk fa araahu sayyiduna radiyallahu anhu mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wan ko maa tayaqana bihi loo xam ne dina dëgër ci moom anna al maqsuuda minhu moom liy jubluwaayam huwa daarul axira mooy kër ak al-axira wa zaharat bihi min jalalatihi al manqaba al faaxira ci loolu feeñee na ci jikkooy mawlana Cheikh Tidiane yu kawe yu ñu puukare woo wallahu aalam bi maqsuudi sayidina radiallahu anhu bi zalik wallahu aalam yàlla moo xam bi maqsuudi sayidina ci jubluwaay suñu sang bi radiallahu anhu bi zalik ci loolu lu tax mu delloo ko yàlla rek ko xam ñu daanelee ci maqaala numéro 40 mawlana cheikh radiallahu anhu ne ida kunta tashtarihi lillah fa kullu ma fihi min xajarin wa shajarin wa nabatin yusabbihu allaha taala wa sawabu dalika kulluhu yakunu fi sahifati mu ne bu fekkee lii da nga koy jënd rek te yàlla tax lépp lu fa ne ci ab doj garab ab gàncax day sabbal yàlla te yool woowu yëpp yàlla daf koy bind ci say téere jëf wa daa qaalahu li rajulin wax ji nag daf ko waxoon benn waaye boo xam ne araada an yastariya bustaanan dafa bëggoon a jënd ab tool fa shawarahu fi shiraihi mu daal di diisoog Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci jëndub tool boobu fa dakarahu Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wax ko wax ji mooy boo ko jëndee te yàlla rek tax bépp doj bu fa ne garab bu fa ne meññeef bu fa ne day sàbbal yàlla te yool wi yow lañ koy bindal mu ne qaala lil faqihu al muqaddam sayid al haaju lahsan fatwaaki qaddamnaati Cheikh Ahmad Sukayri nee na boroom xam-xam bi ñuy wax sayid al haaji lahsan fatwaaki wax na ma ni as-shakhsu al mubhamu fi hadihi al maqaala waa ji ñuy nëbbu turam ci maqaala bi algaalibu ala danni mu ne ki gën a noot sama njortu mooy annahu sayyidul haaj Muhammad al Habbaabi mooy sayyid haaj Muhammad al Habbaabi faqad kaana min kibaari al agniya bokkoon na ci borom alal yi gënoon a mag ci taalibi cheikh yi wa kaana muwaffaqan yàlla dafa dëppale woon ay mbiram wala aksara min hada tawfiq te amul ku ko ëppoon sens حيث يجمع الله لصاحبه بين الدين والدنيا على حد الشاعر ndax Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yàlla daf ko dajaleel ci ay taalibeem ñoo xam ne addunaa ngi ci seen loxo waaye àllaaxiraa ngi ci seen loxo te seen adduna ji nekk ci seen loxo doxul seen digganteeg seen àllaaxira mu ne comme ni ko woykat bi waxee ne ma ahsana diina wa dunya iza ijtamaa aka rafet aka baax bu diineeg àdduna dajee ci kenn allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi rabbihi muta'al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin